nuyuwaat nañ leen di leen jaajëfal bu baax a baax yéen ñi seetaan Dakaractu TV ak ndogu des célébrités tey ñu ngi fii ci Sacré-Cœur seet si ki nga xam ne mooy Cheikh Mbow nekk ci COSYDEP lu jëm ci jàng ak jàngale fii ci Sénégal tey ndogu des célébrités moom la ñëw seet si ngir seq ak moom waxtaan. salaamaaleykum waaw monsieur Mbow ñu ngi lay nuyu di la ziar ci koor gi naka liggéey bi alhamdulilah kon mbokk internet yi ni leen ko waxee woon léegi ba ñuy door tey Cheikh Mbow la ñuy dalal ci li nga xam ne mooy ndogu des célébrités monsieur Mbow kon ñu jàll ci biir rek. ñu jaajëfal leen bu baax a baax ñu leen ko waxee woon tey monsieur Cheikh Mbow la ñuy dalal nekk nag ci COSYDEP moom la ñuy seqal waxtaan lu jëm ci ndogu des célébrités monsieur Mbow ñu ngi leen nuyu. ñoo ngi leen di fay soxna Ngoné. di la ziar bu baax ci koor gi. ñoo ngi leen di delloo ziar di nuyu ñi nga xam ne ñoom nga àndal ci waxtaan wi nuyu seen kilifa yi nekk Dakaractu di nuyu it képp koo xam ne moo ngi seetaan di ñaan borom bi mu leeral xel yi. ba lépp lu ñuy wax jëriñ askan bi jëriñ Sénégal. amiin monsieur Mbow boo doon wax ni ngay defee routine koor gi ak yooyu ak sa liggéey noo koy dundee. waaw ñun day wax dëgg yàlla sant yàlla bu baax alhamdulilah rabbil alamin koor moom dafa nekk waxtu woo xam ni waxtu ngëneel la ndax gis nañ ni si la ñuy ëppee jot ci liggéey bi ñuy liggéey añ duñu sonnal donc loolu ñu ngi ciy sant bu baax mu nekk it waxtu woo xam ni it danañ yokk suñu jaamu yàlla luñ ci doon def danañ ci gën a góorgóorlu. mu nekk it waxtu woo xam ni it danañ si xalaatal suñu bopp ci ni ñu doxalee xalaatal suñu bopp ci liggéey bi ñuy liggéey waaye it mu nekk it waxtu ñaan xam nga di ngeen tombé yéen ci bis boo xam ni bis lu am solo ci COSYDEP ndax bi ñu juddoo 2007 ba 2009 ñu gën a dëgër amul benn at boo xam ni romb nañ ko te def ñu wàccee kaamil bi ñu koy def nag ci àjjuma bu mujj ci koor bu ne mu nekk jamono joo xam ne nag askan bi yëpp ñu bokk COSYDEP dañ fi dajee ñu xoolaat suñu bopp ñaanalaat suñu bopp ñaanal COSYDEP ñaanal Sénégal ñaanal système éducatif bi konte nag sant nañ leen bu baax ci bi ngeen ñu tànnee ba bi ngeen tànnee bis bi nga xam ne mooy suñu bisu wàccee kaamil ci biir COSYDEP. d'accord kon yal na yàlla daal di nangu li nga xam ne ñaan nañ ko fii ci kër gi. monsieur Mbow nga nekk ci COSYDEP ngeen di yëngu ci li nga xam ni mooy jàng ak jàngale mun nañu wax ne lu jëm ci éducation tey jii boo doon def situation éducation fii ci Sénégal lan nga ñu ci mën a wax. waaw xanaa tàmbali déjà di sant di gërëm ñëpp ñi ñu sekkal liggéey bi xam ngeen ni xëy na monsieur Mbow la ñuy gën di gis waaye liggéey bi dañoo am suñuy kilifa yu ñu tuddee conseil d'administration ñoo ñuy digal di ñu wax liggéey bi yëpp nekk suñuy antenne régionale yi parce que ñun dañoo gëm ni liggéey bi ñu liggéey moo ngi am sens bu nekkee ni ñoo ngi nekk ci wetu askan wi moo tax nga am COSYDEP Tambacounda Saint-Louis ñoo ngi ci région yëpp bëgguñoo bokk daal ci organisation yi nga xam ne ñu yem ci Ndakaaru kese loolu mooy waral ñu nekk ci suuf di waxtaan ak askan bi pour xam lépp loo xam ni mooy xew ci mbirum njàngale mi di ko jottali kilifa yi ñoom ñi nga xam ni ñoom la yàlla dénk doxalinu njàng ak jàngale. ñun nag di ñu jàppee njàng ak jàngale Sénégal gis nañ ni am na naam ay góorgóorlu yu ci am ndax bu ñu fàttali ko avant les années 2000 bëri woon na ay xale yoo xam ni nekk ñoon ci l'école bi bëri woon na aussi ay façon l'école yoo xam ni askan bi bëggoon na ko te système bi indiwu ci woon ay tontu ñoo ngi fàttali li xew Touba wala Médina Gounass. am ay xale yoo xam ne bëgguñu façon l'école bi ñoom l'école la boo xam ne dafay aaju ci mbirum dafay fàttaliwaale si diine léegi nag commencé na di dugg ndànk-ndànk konte nag bu ñu xoolee ci fànn yooyu yëpp dañuy gis ni Sénégal def na ay jéego wante jéego yëpp li muy am na ay défis ak ay jafe-jafe yoo xam ni wax dëgg yàlla ñun en tant que organisation de la société civile dañ ci dut baaraam pour que suñuy kilifa gën cee yokk seen i waaxu benn si loolu mooy ñun dañoo jàpp ni njàng ak njàngale droit la du lu ñuy saraxu du lu ñuy ñaan képp koo xam ne yaa ngi judd ci réew mi
nga am doole ñàkk am doole dëkk ci taax yi dëkk ci àll bi nga am handicap bañ koo am doon góor wala jigéen ñëpp dañu war a jouir du droit à l'éducation gis nañ nag suñu réew am na ay xale yoo xam ne ba léegi dañ leen a beddi ndax gëstu bi ñu mujjee def lal ko ci benn étude USAID lal ko aussi ci loolu ñu tuddee ay données wu ANST tax ñun ñu def suñu benn revue documentaire wane na ni am na lu tollook 1 million ak téeméeri junni nit xale yoo xam ne war nañoo dugg ci l'école dugguñ ci l'école 2018 nag loolu nekk na loo xam ni lu xel mënta nangu la kon nag Sénégal war naa góorgóorlu ba nga xam ni du am benn xale bu ñu beddi boo xoolee daaw li xew ni école bi tëjee moo doon fuite yi amoon ci baccalauréat bi fuite yooyu xam nga nekk na lu naqari nit ñi ndax xam nañ ni bac ak examen bu mu mënti doon bëgg nañ mu am crédibilité ba nga xam ni foo ko wanee ne man am naa bac Sénégal ñëpp naw la waaye bu nekkee ni dafay am ay fuite ba nit ñi jot épreuve yi te heure bi jotul loolu war naa tax ñu xalaataat lépp loo xam ne mooy dispositif d'évaluation bi ba nga xam ni évidemment bu ku am bac da nga ciy am fierté bi war beneen bi nga xam ni aussi gis nañ ko daaw mooy ni ñu tàmbalee école bi gis nañ ubbi tey jàng tey mu nekk loo xam ne fii la ñu ko toggee biir ko si def mu taxoon nag ba li ñu doon seetlu mooy xale yi di toog weer balaa école di diggante bi école di ubbeek jàng bi di am léegi wàññeeku na ndax gis nañ ni classe bu ne école bu ne moo ngi góorgóorlu pour wàññi waxtu ñu doon toog balaa waxtu yi balaa examen yi démarré bi ci topp mooy nag ci biir année bi muy grève yi nga xam ne moom la ñuy gis grève yi nag fi mu lalu ñëpp xam nañ ko mooy ay jàngalekat yu naan respecté wuñ leen tegu jox ñu leen seen gëdd wala ay accords yoo xam ni signé nañ ko nguur gi te respecté wuñ ko jàpp nañ ni kan fànn boobu aussi Sénégal war na see def ay jéego. d'accord doguma sax mais ci yëngu-yëngu jàngalekat yooyu am ak élèves yi gis na 2012 metti woon na ba ñu naan année blanche na am ak du am loolu dellusiwaat ci 2018 bi ñu nekk ba bu ñu ko lijjantee foog naa yàggul yan jéego la si COSYDEP def ba yëpp mën a revenir comme ni ñu ko bëggee. waaw xam nga COSYDEP moom ñun suñu programme sax booy seet du pour li ñuy tuddee fexe ba nekk médiateur ñun loolu mooy suñu programme dañoo bëri ay programme boo seetloo ci dinaa lañ ko wan léegi. programme ñuy déroulé bëri na waaye chaque fois bu amee yëngu-yëngu dañuy obligé tëj lépp pour jóg ci yëngu bi parce que li ñuy def du am sens bu école bi yëngatoo 2012 moo doon année transition entre pouvoiru Abdoulaye Wade ak pouvoiru Macky Sall moo amoon fi grève boo xam ne ñëpp jàpp nañu année blanche am na COSYDEP moo jóg bi ñu demee ba dégg ci télé bi ni président fal na kooku ñu tuddee Ibrahima Sall ñun ñoo jóg dem fekk ko këram ne ko doo xaar nag ba def passation doo ko liggéey parce que grève bi am mënut mayatu la nga xaar donc ñun ñoo forcé dem uti ju hôtel dajale jàngalekat yi ba juboo am ba mbir mi calme donc ñun mise en relation boobu diggante nguur gi ak syndicats yi ak jàngalekat yi bokk na ci liggéey bi nga xam ni wax dëgg yàlla defoon nañ ko 2012 ba loolu ñëpp nangu nañ ni taxoon na ba année blanche amul ren it noonu ren bi coow li amee ñëpp tamit seetlu nañ li ñu ci def demoon na sax ba waroon gën a gaaw a sottee noonu par ay saytaane duggoon ci bon yàlla dafa ñu sutura ba finalement mujj nañ ci génn si jàmm waaye li ñu jàpp mooy mënuñoo dëkk nag di sauver année il faut que Sénégal xalaat ci nan lay sauver école bi pour sauver école bi nag ñun am nañ jàpp nañ ni Sénégal am na xam-xam bi am na nit ñi am na alal bi am na expérience bi war a tax nag wax dëgg yàlla ñuy mën a dabu jafe-jafe yi am dabu yi nag mooy benn nguur gi mën di gën a déglu baatu askan bi di jóge ci syndicat yi wala jóge ci société civile bi wala jóge ci communauté yi yoo xam ni yenn saa yi dañuy def suñuy alerte ne bu ñu deful ndànk lii dana am ñu gën a jox fulla alerte yooyu loolu bu ñu ko defee dabu jafe-jafe yi dana mën a nekk beneen bi nga xam ne jàpp nañ ne ba ko nguur gi defee dabu jafe-jafe yooyu dana mën a am mooy que ni lépp loo xam ni war nañ koo signé ñu bañ koo signé rek parce que dañ ko bëgg a signé wala ndax dañoo bëgg mbir mi sotti waaye dañ koy signé parce que dañ ko gëstu ndax ñëpp xam nañu nguur moom moo yore technicien yi wat yor na xam-xam bi war ba nga xam ne war naa mën a gëstu ba lépp lu mu ne lii signé naa ko dana ko mën jëfee mooy loolu ñu tuddee accord réaliste et réalisable bu ñu ko defee jàng bi dana am dal bu jàng bi amee dal nag dana mën a tax nag ñu mën a sóobu nag si yeneen jafe-jafe yi ma wax jëm ci nan la ñuy fexe ba l'école bi dootul amati ay résultats wu ñett ñuy jàll ci fukk waaye ñi ëpp daan jàll dem ba fexe ba dootuñu beddeeti kenn ci l'école bi dem ba fexe ba nga xam ni askan bi danañ joxe seen xalaat ci biir l'école parce que buñ di fàtte lenn mooy buñ nee l'école ñun dañu jàpp ni képp koo xam ni kilifa nga li la war a tax a jóg ak tax a yëngu mooy bëgg-bëgg askan bi. d'accord
ñu leen di fàttali rek tey ndogu des célébrités mi ngi dalal ki nga xam ne mooy Cheikh Mbow ndogu nekk fi nga xam ne mooy COSYDEP. monsieur Mbow université it yëngu na gis nga fan yi ci génn lu ci amoon ba am sax ci ñàkk ba kanam li ci jot xew ñëpp xam nañ ko président wotti na dox ci ay jéego ba ñu delluwaat ndax yaakaar nga ne loolu war naa mën a lijjanti yëf université wala à tout moment yëngu-yëngu war naa mën a amaat. waaw c'est-à-dire que xam nga mbir moom boo koy faj góom boo koy faj doo yem kese ci kaw soo ko defee da ngay nax sa bopp da ngay yaakaar ni faj nga mbir mi te fekk góom gi gën a xóot noonu bis dana génnaat kon te ñun jàpp nañ ni li nga xam ni mooy faj góomu université bi mu ngi war a jógee ci loolu ñu tuddee CNAES mooy concertation nationale pour l'avenir de l'enseignement supérieur boo xam ne askan bi yëpp daje woon nañ ci waxtaan si ba juboo ci ban façon université la ñu bëgg ak nan la ñu war a traité jàngalekat yi nekk ci université nan la ñu war a defee ba nga xam ni xale yi nekk ci biir université muy étudiants yi aussi danañ tontu seen i bëgg-bëgg kon te loolu pour ñun moom mooy solution bi gën a durable li am te ñu koy naqarlu di si profité di jaale kooku xale boobu nga xam ne moo fi wàññeekoo fële ci Ndar di ko jaale ay moromam di ko jaale ñëpp dafa nekk loo xam ne dañu ko naqarlu mu nekk loo xam ne waratula am ci réew mu tudd Sénégal parce que jàpp nañ ni bu nee police wala force de l'ordre dañ fay war a nekk pour gën a dooleel askan bi gën a aar askan bi wante warul am ay jafe-jafe yoo xam ne dem ba nit di si ñàkk bakkanam ñu rafetlu nag ni ko président ñàkkee oyofale ba woo xale yi waxtaan ak ñoom ba am foo xam ne juboo nañ ci li ci am solo mooy loolu ñu juboo mooy yokk bi mu yokk bourse yi li ñu juboo mooy nombre de lal yi ñu war a yokk université yi ñu war a gën a yaatal loolu nag mu nekk loo xam ni day nekk lu dëggu lu ñu jëfee parce que bu nekkee lu dëggu rek ñu boole ceeg def évaluation wu concertation nationale yi ma waxoon jàpp nañ ni coow li am doo xëy na dana fi gëj mais boo koy fajit doo ko yemale kese ci xale yi da nga koy yóbbu si jàngalekat yi ndax ñëpp xam nañ ni SAES bokkoon na ci syndicat bi nga xam ni wax dëgg yàlla bëri woon nañ ay ñaxtu yu ñu wax ndax gis nañ ni loolu ñu tuddee ay vacataires commencé waat na dugg ci biir université problème mu retraite bi nga xam ni posé nañ ko nga xam ni booy liggéey li ngay jot boo demee ba retraité dana néewaay boo xam ni wax dëgg yàlla nga dund sax dana jafe kon yooyu dafa nekk ay mbir yoo xam ne wax dëgg yàlla war nañ ko xoolaat war nañ ko xóotal bu ñu bëggee mbir mu sotti bu ñu bëggee mbir mu sotti aussi il faut ñu gën a fonk xale yi ñu xam ni jamono jiñ toll jamono joo xam ni xale yi mënatuñ leen beddi nekkatul ay mag ñooy waxtaan ci place xale yi da ngay dugal xale yi ci biir waxtaan bi loolu nag dem na ci université même dem na sax même si éducation nationale il faudrait que ñu bàyyi yaakaar ni bu ñuy waxtaan day nekk ministère société civile syndicat parents d'élèves ñoom ñëpp ay mag lañ mais nañ ubbi bunt pour que xale yi aussi ñoo joxe seen xalaat bu ñu leen xeeb. monsieur Mbow tey bu ñu doon wax ci COSYDEP est-ce que am ngeen ñoo xam ne ñu nekk seen ginnaaw di leen jàppale. waaw COSYDEP bëri na ñuy jàppale ñenn suñuy njëkk a jàppale mooy ñi nga xam ne ñooy membres yi xam nga COSYDEP am na 125 organisations yoo xam ni ñii ay syndicats lañ ñii ay ONG lañ ñii ay parents d'élèves lañ ñii ay chercheurs lañ ñoo nekk ci biir di cotiser di ñu jox seen xalaat nekk ci groupe de travail yi am nañ suñu antenne régionale yi ñoo ngi jàppale loolu mooy au plan interne mais aussi am nañ ay partenaires yoo xam ni jàpp nañ ni wax dëgg yàlla li ñuy liggéey am na solo te ñoom gëm nañ ni li nguur gi di liggéey li muy am solo bu askan bi dugalul loxo si njàng mi du sotti ñooñu bëri nañ ñu mel ni partenariat mondial pour l'éducation yàlla def man ma nekk fa def ñeenti at ci conseil d'administration bi teewal fa lépp luy société civile bu juróom benn fukk réew ak juróom xam nga kon loolu am na solo donc ça veut dire wóolute la bu ñu am pas ci Cheikh Mbow mais ci ab sénégalais donc loolu dafa nekk loo xam ne lu ñuy rafetlu benn ko ñoom dañuy jàppale ci suñuy programme am nañ yeneen partenaire aussi waa ñoo ngi liggéey ak moom ci loolu ñu tuddee woon assise nationale de l'éducation gëm nañ ni assise yooyu dafa war a am un dispositif de suivi ba nga xam ni genn wàllu milliard bi ñu ci dugal du naax saay kon ñooñu aussi ay partenaires lañ am na yeneen partenaires yoo xam ne ñoo ngi fii ñii ñoo ngi tudd Union européenne ñii ñoo ngi tudd campagne mondiale pour l'éducation ANCEFA donc bëri na ay partenaires yoo xam ne wax dëgg yàlla ñoo ngi lëkkaloog ñoom am na ci aussi ñeneen parce que ñun dañu nekk ci réseau bu nekk ci biir Afrique boo xam ni lu mel ni COSYDEP am na si fanweeru réew ak juróom ñuy bokk aussi di liggéey ba nga xam ni danañ def li ñu tuddee échange de pratique et de connaissances ba nga xam ni am na yenn saa yi dana am jafe-jafe yoo xam ñoo ngi koy dund fekk am na beneen réew bu ko dundoon fi mu jaar ba génn ci yenn saa yi dañ ci def ñu inspiré donc ñoo ngi ci réseau boobu ñoo ngi aussi benn réseau international bu tudd Global Campaign for Education konte nag wax dëgg yàlla suñuy liggéey tas na yaatu na suñuy partenaires yi ñu wóolu macha allah bëri na mais ki ñu gën a fonk daal ci partenaires yi
mooy partenaires nationaux yi mooy organisation membres yi nga xam ni ñoo ngi ci biir COSYDEP di dooleel COSYDEP di xalaatal COSYDEP di cotiser aussi pour COSYDEP. d'accord monsieur ñu gis ne COSYDEP enseignant ngi ci syndicat mu ngi ci mën nañ wax sax gouvernement mu ngi ci boobu entente ngeen am seen biir nooñu ko mën a expliquer. waaw xam nga loolu ñun dafa jóge ci loolu ñu tuddee le protocole de Pacte-Niane boo xam ne ñoo ngi ko signé woon diggante international de l'éducation ak Action Aid International ñu seetlu woon ni ONG yi ak syndicats yi lu ci ëpp duñ di bokk xalaat duñ di bokk en tout cas ay jëmukaay ONG yi dañ doon jàpp ni syndicats yi ñooñu dañuy indi ay jafe-jafe ci réew mi genre sax opposition lañ syndicats yi jàpp ni ONG yi ñoom dañ fi nekk pour dooleel nguur gi ba finalement di leen nax saayal ñu ne kon COSYDEP war na liggéey noo xam ni ñëpp ñoo xam ne dañuy jongu si njàng ak njàngale ñu mën di ànd di nekk benn moo waral ñu créer plateforme boobu donc tey yàlla def na ba weesu nañ façon biais yooyu ak façon xalaatin boobu ba nga xam ni ONG syndicat parents d'élèves chercheurs OCB journalistes en éducation ñoom ñëpp ñoo ngi bokk toog ci benn table di waxtaan li ci am solo nag mooy bu ñu nekkee biir COSYDEP dañuy fàtte syndicat bi ñu doon dañuy fàtte ONG bi ñu doon waaye dañuy seet yan mooy les questions majeures yi nga xam ne juboo nañ ci ni war nañ ciy jëf mooy qualité de l'éducation par exemple lu ñuy fexe ba njàng mi am qualité bi tax xale bu génnee si jàng dana ko am lu mu koy jariñ dañuy régler problème yi ñu tuddee environnement des apprentissages question abri provisoire yi gis ngeen ni ñu ci liggéey ba def ci plaidoyer ba tey jii am nañ ci yaakaar ak engagement yi ci gouvernement jël ci loolu aussi dañuy juboo ci yeneen mbir yoo xam ne jëm na par exemple ci formation enseignant parce que xam nañ ni boo bëggee am qualité éducation il faut évidemment nga am ay enseignants yoo xam dañuy motiver bëgg li ñuy def ñu former leen ci waxtu wu doy jox leen aussi jumtuwaay yoo doy donc yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ni membres yi li ñuy wuute juboo nañ ci fànn yooyu COSYDEP nag ci li ñu juboo lay liggéey am na yeneen mbir yoo xam ne nag xëy na jubóowuñ ci ku nekk mën nga cee bay sa waar sa côté mais yi nga point yi nga xam ne daal juboo nañ ci muy fukk ñun yooyu wax dëgg yàlla ci loolu la ñuy liggéey pour mu nekk suñu contribution si mbirum njàng. d'accord monsieur Mbow yu leen doon dalal tey jii ci ndogu des célébrités ñu daat lay bàyyi rek nga tàggoo nuyu ak ñi nga xam ne ñoo doon seetaan à travers Dakaractu. waaw tàggoo bi de mooy sant bu baax encore une fois Dakaractu di gis liggéey bu rafet bi ñuy def di leen si continuer di ñaax di jàpp ni mbirum journaliste am nañ solo loolu ci développement réew mi mais gis nañ ni seen solo moo ngi feeñee ci yan façon sujet la ñuy aborder. tant que ñoo ngi nekk ci mbirum sujet yi nga xam ne dafay génn sax ci politique politicienne dugg ci développement genre éducation jàpp nañ ni dana mën a nekk une contribution forte donc ñoo ngi leen ci sant di leen ci gërëm di sant aussi di gërëm askan bi nga xam ne ñoo ngi ñuy déglu ak ñi ñu wóolu di jàpp it ni COSYDEP de wax dëgg yàlla lépp lu mu mën te mu nekk ci mission pour que njàng mbekk njàngale bi jëm ni ñu ko bëggee ba mën a attan développement réew mi ñu soxla COSYDEP dana ci bay waaram du ci xaddi du ci découragé du ci bàyyi danañ ci jéem mais li ñu jiital mooy fexe ba baatu askan bi ak bëgg-bëgg askan bi ñi nga xam ne ñooy décideur di si jot ndax bu dul jot ci li nga xam ne moom mooy seen i baat dana jafe pour ñu mën cee tontu parce que yenn saa yi da nga gis décideur boo xam dana ne ah man de bëgg naa maa ngi def lii waaye ñu bu ñu demee ci terrain bi gis nañ ne diggante li mu woote ne lay def ak li xew ci biir terrain bi dafay wuute kon il faut ñu am donc ay organisation yoo xam ni dañ leen di jottali lii xew ci biir askan bi loolu daal lañ taxawee ñu ngi leen di sant bu baax encore une fois ngoone di leen gërëm di ñaan yàlla comme ni ñu ko waxee waxtaan bi nekk waxtaan boo xam ni wax dëgg yàlla dana amal njëriñ askanu Sénégal amal njëriñ système éducatif ñu romb nag ba faaw li ñu dundoon daaw metti na loolu ñaan nañ yàlla bu ñu ko dundati ci barke bis bi. amiin yéen tam ñu doon seetaan ndogu des célébrités ñu leen di sant di leen gërëm ni ñu koy waxee chaque jour di leen jox rendez-vous beneen émission ak beneen invité.